asalaamaaleykum mbokku éleveurs yi asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre si li nga xamante ni mooy chaîne YouTube bu 2M Events tey am nañ mbégte dalal fii koo xamante ni kenn dootu ko présenté dans le milieu de l' élevage bokk si li nga xamante ni mooy structure 2M Events muy le champion Modou Mbaye borom Rijal di ndaanaan boo xamante ni tey fas yéene nañ waxtaan ak moom si li nga xamante ni mooy organisation fila bi. si li nga xamante ni tey jii nii moom la ñuy waajal te éleveurs yëpp di ko xaar incha allahu rabi muy li nga xamante ni war naa am du 30 janvier au 7 février 2021 si parquet nu stade amitié bi si kàttanu suñu borom champion Modou Mbaye maa ngi lay nuyu. waaw Diagne Modou maa ngi nuyu ñëpp à travers ta personne xam nga Diagne tey 2M event tey wax ci dafa doon loo xam ne dafa am importance ndax booy xool tey. dafa ñëw pour indi ay innovation de taille ci biir élevage surtout élevage laadum bi nga xam ne moom moo ñu concerné tey événement bii ñu jëm tey gis nañ ne y aura beaucoup de surprises parce que tey yàlla def na ñi ngi communiquer di wax éleveurs yi nan lay demee fan lay lii mais li nga xam ne moo des te ñu war ko gis sax ñoom bés bu ñu ñëwee ci foire bi bu ñu ca eggee Diagne foofu moom dinañ gis ne vraiment événement am na te lu bees xew na. macha allah wax nga ko Modou Mbaye éleveurs yi ñu ngi inscrire éleveurs yi ñu ngi susciter benn engouement à travers fila bi tey surprise yi nga xamante ni junj nga ko nga ni bu ñu ñëwee si biir fila bi dinañ fa fekk ay innovation yoo xamante ni ku si ñëw di nga si teg sa bët tey éleveur bi nga xamante ni dëkk na Mbour wala dëkk na Touba wala dëkk na Louga wala dëkk na biir Dakar inscrire fila bi tey lan la ko fila di offrir mu nekk structure boo xamante ni tey jii nii dafa ñëw def lu bees champion Modou Mbaye. man damay jàpp ne foire. buñ koy def effectivement foire mooy suñu vitrine de communication ñun en tant que éleveur donc éleveurs yi dëkk ci région yi ñoom ñëpp tey bu ñëwee ci fila bi nañ gis lu bees day doon première foire bi nga xam ne tey éleveur au moins ne ci gis boppam nañ ko ci impliqué ci lu baree bari dinañ ko permettre mu mën a expliquer waxtaan ci pédigré bi muy liggéey nañ ko permettre aussi tamit mu jeter les bases de son élevage dérouler feuille de route am ñeneen ñi xam ko visite yi ñu xaar ci foire bi ay visite guidée lay doon pour éleveur bu ne mën a exprimer wu c'est-à-dire ñun dañuy fexe ba kenn du réer ñëpp ay feeñ éleveur bu ndaw beeg bu mag bi ñooyam ba pare aussi tam nañ fexe ba détecter fa ay champion xool nan la ñuy def ba teg ay mesures d'accompagnement yoo xam ne éleveur bi na ci gis boppam. macha allah muy kaddu yu am solo champion Modou Mbaye kii di foire di forcément des nouvelles adhérés maanaam ñi nga xam ñu ngi dugg si laadum tey. ku si nekk sa bergerie yaa ngi préparé fila bi indi ses meilleurs sujets meilleure qualité tey ki nga xamante ni ñëw na bëgg dugg si laadum yi fila bi dina nekk benn opportunité boo xamante ni nga fa mën a acquérir des sujets d'exception tey ban appel ngay lancé par rapport ak éleveurs yi nar a indi seen xar yi ak ñi nga xamante ni ñëw pour jënd si sujets yooyu nga xamante ni dinañ leen fekk si biir fila bi incha allah. waaw Diagne mooy li ma doon expliqué sànq ne les visites yi ay visites guidées lay doon nañ waxtaan ci xar yi waxtaan potentiel yi nekk ci bergerie yi soo bëggee liggéey lii ngay boole soo bëggee lii fële nga koy wute dinañ waxtaan ci giiru xar yi nan la ñu mënantee ndax tey booy xool baaxu si tamit ab liggéey la donc am na lu sotteegum nekk ci table bi kenn ku ne xam nga ne xar yi manee nañu lii ñii manee nañu lii su boobaa dinañ définir champion yi xam nañ la ñuy liggéey donc kuy indi say xar na nga ko toppatoo te na nga indi li dàq sa bergerie parce que foire de référence la culte de l'excellence moom la ñu bëgg ci xar yi maanaam li man ci xar yi moom la ñu indi pour wane ko te kuy ñëw foire aussi noonu nga war a def des sujets extraordinaires nga war a indi yoo xam ne bu ñëwee na attirer nit ñi dina mën a attirer engouement ndax c'est ce qui va faire l'importance ak foire bi loolu mooy def doole foire bi. macha allah gars yi yéen a ko déggandoo ñi nga xamante ni tey bëgg nañu ay xar ku fa ñëw si fila bi di nga fa fekk ay sujets de qualité yoo xamante ni tey jii nii ku si liggéey di nga si gis sa bopp bu baax a baax champion Modou Mbaye tey 2M Events taxawal li nga xamante ni mooy fila lu tax 2M Events yamul si toogul si biir association yi rek nga xamante ni ñoom dañ leen def ay foire ngeen ñëw créer li nga xamante ni mooy fila jubluwaay bi lan la lu tax ngeen créer fila ut xaalis la wala jubluwaay bi lan la da ngeen bëgg am xaalis rek moo tax ngeen créer fila wala lan moo tax ngeen créer li nga xamante ni mooy fila en tant que des jeunes sénégalais des éleveurs yi nga xamante ni tey jii ni yéen a ngi si milieu bi. waaw Diagne Modou dañoo gis ne li tax à travers 2M event ñu créer fila bi fila dafa doon loo xam ne dañ ko créer pour mu rehausser l'élevage laadum de un deuxièmement jàpp naa ne affaire bi portée bi nekkul xaalis rek ndax tey éleveuru laadum yi ñu mel ne ñi ŋànk fila booy xool bu baax tey am nañu yenn potentiel yi ci seen biir gétt
tey xaalis suñ ko bëggee mën nañ ko am ci xar yi mais dañoo jàpp ne élevage kii warul dem bàyyi kii élevage dafa war a lëkkaloo lépp dafa war a yéegandoo moo tax ñun on s'est intéressé à la base fexe ba tey laadum képp koo xam ne ñëw nga investir ci nga mën cee gis sa bopp fexe ba gars yi ñu leen di accompagner di leen wax à travers comme émission yi ñu doon def man ak yow ci wàllu dëkkuwaay yi bergerie yi nan ngay def ba acquérir ay sujets de qualité ci kanam tuuti dinañ créer sax ay genre pôle de formation yoo xam ne pour ñuy ne ci biir xar yi parce que gis nañ ne xale yi ñuy employé dañ leen a war a defal formation ñu xam lan mooy xar et cetera su boobaa ay gars yu mel ne ay ñoom moor maxu gars yooyu tey xam nañ ni ñuy yore xar xam nañ ni ñu koy lié dinañ mën a créer loo xam ne booy yi nañ ci mën a jël ay leçons yoo xam ne képp ku ne sa gétt di nga xam ni nga koy tenir ndax échec yu bari manque d'expérience ak ñàkk a xam nu ñuy sàmme mooy indi yenn échec yi parce que ginnaaw bi nga tabaxee bergerie xam nooy xonte xam nooy liiwee da nga war a xam nan ngay manager c'est extrêmement important. wax nga lu am solo da nga war a xam nan ngay manager kon tey fila bi éleveur bi si exposé dina si gis boppam Modou Mbaye éleveur bi si exposé tey jii nii lan la siy gagné si biir fila bi champion Modou Mbaye. dina ci gagné expérience am ci ay leçons parce que nañ ci def ay jàngat yu bari nañ ci jàngat jeter les bases. tirer des conclusions ba éleveur bu ñibbi bu ne di nga xam léegi nan ngay càmme ak nan ngay teg sa tànk ndax jàpp naa ne foire éleveur bi ginnaaw bu ñëwee def effort ñëw exposé non seulement war na ci gis boppam gis des sujets de qualité jëlee fa aussi xam-xam am lu mu fa gis am lu mu fa dégg ba su ñibbee mën a améliorer càmmam. macha allah muy lu am solo mooy kon nag éleveur bi jël xaalisam inscrire fila wala éleveur bi ñëw inscrire fila tey jii nii bu fa ñëwee da si gis boppam si visibilité si wàllu communication si wàllu expérience par rapport ak qualité sujet yi nga xamante ni dina fa dend ak ki nga xamante ni tey jii nii mooy ay moromu éleveur am si wàllu concours yi éleveur bi nga xamante ni tey jii nii mu ngi préparé xaram si fila lan nga koy ñaax champion Modou Mbaye. waaw éleveur bi nga xam ne mi ngi préparé xaram ndax concours dafa bari critère y a d'abord critère de beauté yi xar bi suuraay bi rafetaay bi ak mensuration yi nga xam ne loolu souvent c'est la main de Dieu ñëpp xam nañ ne xar day ñëw yenn saa yi juux indi mensuration yi extraordinaire loolu nag la ñuy rechercher ñun éleveurs yi waaye jàpp naa ne lépp c'est un tout beauté bi ci la bokk gène bi ci la bokk génotype bi aussi ci la bokk phénotype bi yooyu yëpp ci xar bi la bokk ak i mensuration léegi lan lañ leen di wax mooy ñu préparer seen xar yi ci anam yi ñu ko war a préparer ndax xar dañ koy toppatoo xar boo koy dugal concours da nga ko war a jox mu lekk ba suur defar poil bi dagg wey yi mettre ko dans de très bonnes conditions soo ñëwee nga conquérir su boobaa di nga mën a def lu ñu naan di nga mën a valoriser sa xar te di nga xool si te di nga fa gis te di nga fa jànge lu bëree bëri jaañ Modou. ah gars yi yéen a ko déggandoo expert à la matière moo leen di jox yooyu conseil si ñi nga xamante ni tey jii nii dinañ préparer fila boobu nga xamante ni moo nar a am incha allah du 30 janvier au 7 février 2021 champion Modou Mbaye tey bu ñu jugee si wàllu conseil yooyu nga xam jox nga ko éleveurs yi inscrire si fila bi tey jii nii fila bi dina nekk benn disposition pour les éleveurs ñu mën ci gis seen bopp à travers les concours prix yi ñu ci war a gagner à travers les concours visibilité bu ñu ci war a am après ndax kii di foire di forcément visibilité kii di foire di forcément vitrine tey fila bi opportunité bi nga xamante ni éleveur musul bokk si association éleveur musul bokk fenn ban opportunité la mënoon lancer éleveur boobu nga xamante ni musul bokk si foire te inscrit si fila bi. inscrit fila dafa doon une ouverture boo xam ne day wane ne éleveur yëpp c'est pas parce que bokkoo ci association rek que waroo exposé dafa wane ne bépp éleveur bu yor sa xar yu rafet bëgg a bokk tu es invité ñëpp a ci bokk yam donc bañ a ko ba amul sax carte de membre donc c'est une foire privée boo xam ne ça permet à tous les éleveurs fu ñu mën a nekk ci Sénégal ñëw exposé wane seen liggéey en dehors de ay problème de région en dehors de ay problème de association tu es libre nga ñëw wane sa liggéey ci anam yi nga ko war a wane te aussi tamit day doon vitrine boo xam ne tey dañuy def lu ñu naan mise en valeur u ñëpp ñoo fa yem même pied d'égalité concours yi aussi tamit innovation bi ci ñëw mooy les champions seront primés loolu momes vraiment ay primes yu am importance. dinañ ci gis seen bopp. non nañ ci gis seen bopp bu baax jaañ Modou lu kenn mës ta gis moom mooy am bu sobee yàlla loolu mooy am ci wàllu prime yi. waaw yéen a ko déggandoo lu mës sa am dina am si wàllu prime yi champion Modou Mbaye remarque bi ñu def bañ demee Mbour les meilleurs ñoo inscrit fila bi ñu dem Thiès les meilleurs ñoo inscrit si fila bi ñu dem Wakam les grands Omar Gueye Ndiaye les Gam Thiam les meilleurs ñoo inscrit si fila bi Dakar partout région boo dem les meilleurs ñoo inscrit si fila bi Touba sëñ Moustapha Mbacké et tant d'autres noo jàngatee trophée bi mal adulte bi champion Modou Mbaye ki ko jël fan la mën a yóbbu incha allah si fila bi. waaw foofu jaañ tey gis nga fila tey importance bi mu am mooy effectivement loolu moo ma ci yokk a impressionné
c'est vrai que ça va être le rendez-vous des meilleurs, hein, de la crème de l'élevage laadum booy xool bu baax presque comme ni nga ko waxee noonu la demee champion yi ñoo fay tase war a exposer war a jongante donc day doon foire boo xam ne day am solo li tax mu am solo mooy soo fa demee di nga gis la beauté di nga gis luy laadum dinañ la expliquer benn détail duñu ko négliger vu que càmm la ñuy def dañuy dem jusqu'au bout de A à Z gars yi nañ ci gis seen bopp te booy xool aussi tamit day doon foire boo xam ne réussite totale lay doon parce que comme ni nga ko waxee champion yi ñoo ko sekk te ñoom ñooy exposé donc loolu dina doy waar de ki Diagne Modou bu sabee yàlla. kon daal jàpp nga ni tey jii nii ku si des ginnaaw histoire dina ko retenir que ni rate nga rendez-vous de l'élite de l'élevage du Sénégal. mais bien sûr loolu am na ku ma doon waxtaanal démb ñuy wax ma ne ko fila ku ko rate da ngay rate événement xam da ngay yàkkamti mu amaat déwén ndax dañ ko teg ci ay anam yoo xamante ni si préparé ko ba pare tàmbali ko foo xam ne élevage fi mu ne nii mi ngi bëgg a yegg ci apogée am apogée liggéey mooy tey ñi ciy investir bari na gars yi ci dugg bari na xar yaa ngi gën a rafet maturation yaa ngi yokku da ngay xool tey bergerie bi ñu nekk nii tey. Ndawé frère. Ndawé frère c'est la crème des crèmes dama naan potentiel bi fi nekk ci laadum nekkul ci benn bergerie nga Sénégal lan moo waral loolu li ko waral mooy tey booy xool bu baax ñun tey fii gis nañ ne liggéey bi dafa jaar yoon ndax si kanam Diagne def nga benn tour d'horizon xool nga xar yi potentiel bi diversifié bi doomu xar champion bu fi nekk mi ngi fii ci biir bergerie bi donc te loolu mooy liggéey. mu am solo Modou Mbaye bergerie Ndawé frère jël 3 box si fila bi tey lan moo ko permettre mu jël 3 box si fila bi par rapport ak qualité sujet yi fi nekk. bon man li ma gis mooy bergerie Ndawé frère tey teewaayam ci biir fila bi day am importance. bu loolu weesoo mën nañ ne Sidi Ndaw tey ci suñu ginnaaw la nekk ci liggéey bi la bokk. bokk mu ngi si biir fila bi parce que bokk na ci ñi créé fila bi moom Sidi Ndaw. bokk na ci ba pare doon lu ñu naan sponsor leader. parce que loolu ñu fi indi sax CGTS bi nga xamante ni moom mooy PDG bi moo sponsorisé li nga xam mooy catégorie femelle adulte yi Modou Mbaye kon ñu yor femelle adulte nañu waajal seen bopp parce que ku jël yaakaar naa ne di nga si gis sa bopp bu baax a baax champion Modou Mbaye. muy dëgg gu wér ndax Sidi moom booy xool bu baax lépp loo xam ne lu mu bokkul mu bokk ca moo gën. gis nañ ne tey exposition bi mu bëgg a def ci biir fila bi dinañu apporter lu bëree bëri ndax yor na potentiel te mi ngi xar te nit ku baax la ku laa biir di wax ne tey booy xool baax day doon na bergerie boo xam ne xoolal bu baax la présence de Papito tey fii tey am na niveau moom élevage fi mu ne nii moom àgg nañ ci maal yi fi nekk potentiel jeune bi booy xool baax tey boo doon tourné ci biir bergerie yi doo ko fi gis. Modou Mbaye wax nga potentiel jeune tegal foofu sa baaraam ñu dugg si box bi dem seeti ki nga xamante ni mooy Marloucha juddoo si bergerie Ndawé frère wan ko ñi nga xamante ni ñoo ñuy suivre par rapport ak li nga xamante ni yaa ngi koy développé si bergerie Ndawé frère ñu nar a nekk sponsor leader bi nga xamante ni moo war a nekk catégorie femelle adulte yi nga xamante ni tey jii nii si fila janvier 2021 incha allah rabbi. waaw mën nañoo dugg dem xool Marloucha ndax Marloucha boo koy xool doon na jeune mâle bu impressionnant. mais il faut ñu wan ko gars yi en image ñu gis ko tekki seen baaraam ñoom ñëpp teg jàngatandoo ko Modou Mbaye. waaw mbokk yu deuxième event si gis ngeen lii Modou Mbaye doon wax léegi si Marloucha Marloucha 12 mois mu présenté des mensurations yi nga xamante ni Modou Mbaye 2 ans si ginnaaw mâle adulte ñoo doon présenté mensuration yi noo jàngatee évolution bi nga xamante ni Ndawé frère moo ngi koy indi si élevage laadum. waaw xam nga innovation bi Ndawé frère dafa jël benn xar bu ñaan Roi Bachir liggéey ci. mais Modou Mbaye taxawal tegal sa baaraam foofu kan mooy Roi Bachir. Roi Bachir doomu Saalum Saalum la. kuy yaay Roi Bachir. Roi Bachir yaayam doomu Bachir la. doomu Bachir boo xam ne Flavia moo ko jur. donc tey gis nañ ne tey Roi Bachir ba mu yëgsee ci élevage dafa yokk potentiel u xar yi. surtout ci wàllu mensuration. Roi Bachir lépp lu mu jur muy jigéen. gétt gu ñu ne ci famille yi fa gën a impressionnant ci la ñuy bokk. moom Roi Bachir. moo tax ñu jël Bachira tey teg ko ci Nimsaat. taayal sa baaraam foofu Bachira kan moo ko jur. Bachira Roi Bachira ko jur. muy xar boo xam ne man gis naa ci moom ay potentiel mi ngi ci gétt gi. moo jur Marloucha te Marloucha boo xoolee nga xam ne seex la. donc kii ku sanday amul potentiel mënu jur ay seex. maal xar bu tool nii développé ci âge am ay mensuration maal da nga xam ne kii ñi ko sekk Diagne Modou ay ndaanaan lañu. Modou Mbaye tegal sa baaraam foofu parce que xar mi su melee nii jeune bi am na solo mais toppatoo bi am na solo Mor ñu ngi lay nuyu. Diagne maa lay siyaar bu baax di siyaar ñëpp rek waaw. macha allah Mor ñu gis Marloucha à 12 mois mu am potentiel bu mel ni si ay mensuration tey jii nii yaayam nekk Bachira xar boobu di Roi Bachir jur ko moom Nimzaat jur ko Nimzaat ki nga xamante ni tey jii nii Lat Sukaabe jur ko Lat Sukaabe Petit Kiifa jur ko tey côté génétique nu jàngatee Marloucha si côté génétique Mor. waa Diagne xam nga àdduna moom lépp lu fi am ndey ak baay rek dañuy am ci moom yaakaar waaye fulaak fayda borom
ginnaaw moom bi mu amee ndey ak baay ba pare ñu def ci moom zen bi def ci moom majoration yi mu nekk ci moom am nay ful la dégager ko ci à 12 mois mu génnee majoration yoo xam ne koo ko wax sax du ko gëm waaw même bu ma koy wax dañ naan Mor lu muy wax nii mu ngi waxati rek mais weddi gis bokk si waaw moo tax képp koo ko gis rek boo ñëwaatee da nga ne ma Mor li nga waxoon de loolu moo am dëgg la waaw macha allah ñu mujjee wax muy lu am solo Mor tey yaa ngi koy waajal fila bi Mor noo jàngatee Marloucha par rapport ak ay moromam si fila bi bu foqee est-ce que di nga ko déclencher catégorie espoir waaw man moom ragalul dara nag waaw bu foqee ak bu foqul yëpp man kii xalaatuma sax di dem naan dama koy dugal jeune mâle pour concours jeune mâle xam nga jeune mâle da ngay toog rek di xool mais natt a gën a wóor waaw bu fekkoon ne 12 mois la mu mel nii mu mel am naa fitur ak ñun waa bergerie bi am nañ fitur dugal ko ci mu concours espoir parce que dégagé na majoration espoir macha allah ba romb ko mais ndawee frère ni ngeen di waajalee fila bi waaw ànd di liggéey xam nga ndawee frère équipe la boo fi ñëwee da nga fi fekk ku mel ne Ngom fekk fi ku mel ne Khalifa fekk fi ku mel ne Maki ay Moodu booy yu bari ñëw fekk fi Sidi Ndaw fekk fi man mii Mor Suus xam nga ak ñeneen ñoo xam ne jaar nañ ci kenn ku ne di dugal sa loxo ci liggéey bi ba tey man ma mën a ñëw mën a bokk ci liggéey macha allah Mor teel ñu benn femelle su ko defee ñu présenté li nga xamante ni mooy femelle yi ñu ñuy suivre Modou Mbaye le temps que Mor di téye femelle bi noo jàngatee prix bi nga xamante ni chez GTS muy société boobu nga société de transit boobu nga xamante ni Sidi Ndaw moo ko moom mu ñu parrainé ko catégorie femelle adulte yi noo jàngatee loolu Modou Mbaye bon prix boobu prix bu am solo lay doon parce que dinañ ci réfléchir xool ko ba suñ ko joxee éleveur bi mu xam ne li mu doon yaree xaram toppatoo ko du ci am rëccu ñun bëgguñu ku ñëw doon champion dellu ak say loxoy neen non seulement li ñu mën sa élevage dinañ ko def accompagner la non seulement xar bi dinañ ko wane glorifier ko wax ci potentiel u xar bi fi mu bokk ak lépp wax ci sa gétt nañ la def daal ba ñëpp xam ne yow champion nga bu ñu la xamuloon aussi tamit dinañ la xam ndax loolu Diagne Modou am na solo trop. kon daal famille ku ko gagné di nga ci gis bopp baax ba say mbokk xam ne yar xar du ay caaxaan. famille yi ku ko gagné di nga gis sa bopp ba say mbokk comme ni nga ko waxee xam ne yar xar am na njëriñ. macha allah Mor présente ñu ndaanaan bii nga téye Mor. waa kii doomu Maxu Sey la. waaw tëng la nag mi ngi tëbu mi ngi doog a tëbu. amagul doom. benn la ci jabaru Marloucha yi. doomu Maxu Sey la. waaw doomu Maxu la ak Aïda Mbodj. ak Aïda Mbodj. waaw kon Laadum SN moo ko jox. waaw produit Laadum SN la. mu jugee Laadum SN ñëw doomee frère indaale ko. indaale ko macha allah kon yal na ko yàlla barkeel. amiin jaay wan ñu. nañ jël 3 rek waaw. waaw grand Modou Mbaye yaa gis añel yaa nekk ni ay tëng lañ de Modou Mbaye nga gis tëng yor dayo bu mel nii Modou Mbaye jamono yi si ginnaaw femelle adulte ñu doon yor dayo yu toll ni Modou Mbaye. waaw muy dëgg bu weer ndax ñi ñëpp ay tëng lañu. li la koy wan mooy ñoom ñëpp booy xool bu baax ñi ngi soog a tëbu. ñu ngi soog a tëbu. ay tëng lañ yoo xam ne kenn mësagu ci am doom. ñoom ñi kenn macha allah kon ñu moo présenté ñu ko Mor kii mooy kat. kii doomu Teranga la. Teranga men waaw moom tamit ci jabaru Marloucha yi la bokk moom it tëng la mi ngi doog a tëbu. mais Mor taxawal. Mor xam nga kuy Teranga est-ce que Mor. waaw xam naa kuy Teranga. mais Mor Teranga. ndaanaan boo xam moo fi njëkk indi 110 hauteur au garrot di doomu Forman. Forman nekk doomu Subeeru nekk doomu Maja nekk doomu ki nga xamante ni mooy Algor nekk doomu Birahim kon Mor su mel ni du bett kenn mais Mor xar mi noo ko toppatooyee ba mu mel ni Mor. waa Diagne xam nga xar li ma lay wax rek xar moom bu amee deret juddu baax fi mu juddoom baax lenn nga ciy def rek mooy teg loxo bi mooy xontu ak toppatoo di xool. xool moo ci ëpp solo te gannaaw ñun ñuy xool ñëpp tey mën naa xool lu ma gisul. Xalifa mën naa ñëw xool loo xam ne si ne man gisuma ko woon mu gis ko woo ma te kenn rus cee woo kenn ne ko lii xooloo ko woon wala lii defoo ko woon loolu liggéey la boo xam ne si ne war nañoo mën a liggéey loo xam ne si ne ku ñëw xool xar yi rek di nga xam ne fii équipe bi am na fi. macha allah mais Mor ki noo koy waajalee filaa bi. waaw gis nga dama koy may tuuti ngooñ muy yéey rek. dafa mel ni tey bu ñu ñëwoon suba la filaa bi pare nga. non man moom wax dëgg yàlla bu ñu ne woon tey ci guddi la xar yi dugg faa ragalumaa dugg. macha allah mais indi ñu tëng doomu bi Modou Mbaye jox Sidi Ndaw ñu présenté ko Modou Mbaye moo koy présenté waaw. Modou koy présenté non kii c'est kii doomam la kii Modou Mbaye moo ñuy présenté xar bi nga xamante ni tey jii nii moo ko jox. mooy madame Mbaye mais Modou Mbaye ab madame nga sa chéri nga joxe ko mais présenté ñu añel bi Modou Mbaye. xam nga ñoom Mor ay danger lañ bu ñu ñëwee ñu seet si la. ñoom moom li nga xam ne la ëpp potentiel te damay wax ne Sidi Ndaw doon na bergerie boo xam ne grenier la man dama ko. mais Modou Mbaye laajoon naa la kii sa kër lu tax nga jox ko Sidi Ndaw. waaw xam nga Sidi dafa doon ko xaw a spécial surtout ci ñun surtout ci man boog laay wax. ci ñëpp Sidi ku mu laaj nga jox ko parce que dafa doon nit koo xam ne
dafa baax te jar na sekkal teranga. mais développé ma pédigré bi nga xamante ni moo séq madame Mbaye champion Modou Mbaye. waa xar bi yaayam doomu roi Saloum la. kan mooy roi Saloum. roi Saloum doomu Saloum la ak benn doomu macha allah doomu macha allah boobu booy séeréer lañ jël teg ko ci aada Mbaye mu jur femelle bu jigéen ñu jël femelle boobu teg ko ci macha allah mu jur ay seex muy wërsëg bu mot ñaa ak benn bu jigéen ñu naan ko aadama bu jigéen boobu moom lañ teg ci Saloum mu jur roi Saloum taaw. mu jur roi Saloum. roi Saloum yaayam tëng la. yaayam tëng la macha allah tey Modou Mbaye tëng bii mu ngi si ñaata mois. tëng bi booy xool baax actuellement normalement ni parce que mi ngi soog a am rakkam 1 mois 20 jours la am. macha allah rakkam aussi madame Mbaye laa ko tuddewaat mu am même robe doon aussi xar bu am maturation aussi. macha allah champion Modou Mbaye xar bi 3 pédigrés séq nañ ko voire 4 pédigrés ndax boo nee Ada Mbaye wax sangu docteur soo nee macha allah wax doomu Maxtum Tyson bi dikkaat docteur bi Tyson bi dikkaat nga ñëw si Saloum bi nga xamante ni tey jii nii moo jur roi Saloum. Algor bi dikkaat Birahim bi dikkaat monstre bi dikkaat tey pédigré yi nga xam ne ñoo séq ki nga xamante ne mooy madame Mbaye potentiel boobu noonu lan ngay gis ci futur madame Mbaye incha allah. bon man futur madame Mbaye damay jàpp ne surtout ma xoolee boobu ak Koné ak Marlocha damay jàpp ne bu ñu wàccee doom nga gis lu doy waar ndax madame Mbaye yaayam génitrice la yaayam benn doomu Boy Badoo jur yaayam moo ko jur ak benn doomu Xelkom. Boy Badou bu nekkoon Ngaparu. waaw bu déedéet non Boy Badou bu nekkoon ci Sidi Ndaw Badou. doomu magistrat bi. doomu magistrat bi moom lañ teg ci benn doomu Xelkom mu jur ay seex bu jigéen bi coy jël ko jox ma ko daf ma ko may. macha allah bi ma ko yóbboo nag teg ko ci roi Saloum mu taawloo kii. non mu taawloo yaayu kii. taawloo yaayu kii nga teg ko ci roi Saloum mu jur kii. déedéet kii roi Saloum juru ko kii papaam mooy prési mooy maal bi nekk Tivaouane mooy maalu ñoom Assane boobu nga xam ne. bete ko jur bete boobu xam ne ñaari doomu Maktoum moom la ñu boole mu jur xar boobu. président bu nekk si Cheikhou Ndiaye Colobane. waaw kay boobu la boobu moo jur kii. mais xar mi kon potentiel génétique am doy na waar. non doy na waar. mais kii bu ñëwee fii laa noo ko gisee ak ay moromam. non kii gisoo ko elle est très très belle li ñuy wër ci laadum corne yu rëy. bopp yaa ngi wax ak xar bi am émotion on dirait que tu l'adores quoi. ndax yaay macha allah Papi Dieye nii la meloon te xar yi foo leen fekk ay jurkat la ñuy doon. yaa yéen a ko déggandoo Modou Mbaye wax na lu am solo si xar bi Mor kon fila bi du yomb ak bergerie Ndawe frère. waa ñun moom wax dëgg yàlla ñi ngi préparé di def ndànk rek di accompagner xar yi parce que nee nañ xar moom kenn du ko préparé day pare waaw gannaaw fila jub si na buñ ne woon tey la mën nañoo yóbbu suñuy xar ndax avant loolu ñu ngi doon defar suñuy xar même avant fila ñu ngi doon defar xamoon nañ ne bis du ñàkk daal te bu fekkee ne da ngaa bokk ak say ndawle mbir te yàgg daje day am da ngay fexe ba bu ngeen dajee doo ci yées da ngay bokk ci ñi nga xam ne si ne bu ñu demee dinañ leen tudd ci liggéey boobu lañ nekk borom kër gi tamit liggéey boobu la ñu sant te bañu ci dara tamit bañaluñu xar yi ku leen gis xam ne am nañ waaw bañaluñu dara bañalul xar yi dara loo ko wax ne xar yi soxla nañ ko du fanaante joxlu ko même bu dee da ngaa nekk sa kër sax dina la woo ne la kaay jël ko nga dem def ko waaw parce que moom mbégte boobu rek la ci am nee na xar yi du xaram comme ñun ñu nekk fii nag ñun ñoo moom xar yi dañuy defar moom nay rafet rek muy xool macha allah moom looloo ko ci am na solo champion Mor merci beaucoup kon grand Modou lan ngay lancer appel par rapport ak ñi lay suivre si fila bi lan ngay lancer appel par rapport ak éleveurs yi nga xamante ni tey jii nii inscrire guñ te box yi di des Modou Mbaye box yi tuuti moo si des Modou Mbaye man xam naa loolu Diagne box yi tuutee ci des di wax ne éleveurs yi ñi bëgg a inscrire ba yeboo ñu gaaw ndax fila aussi tamit ñi ko jiite am nañu fulaak fayda boo xam ne nombre de box bi ñu wax muy 150 yi ñun duñ ko weesu parce que suñu programme dañ koy def étudier nañ ko am nañu fuñ ko teg te boo gisee lii tey war a ñëw ci biir fila bi nga xam ne fila tey na doon foire boo xam ne li tax ñu tuddee ko fila foire internationale di laadum ñun ñoo ko xam parce que su boobaa ku fa ñëw di nga gis loo xam ne di nga gis ne lii ay xar lañ fi exposé du foiru caaxaan te la ngay fekk ci biir foire ba li ñu naan infrastructure yi ak logistique bi di nga xam ne lii foire la bu soobee yàlla ndax loolu am na importance trop ndax laadum dafa toll ci foo xam ci niveau boo xam ne fi ne dañoo war a communiquer pour nit ñi xam ci li ñuy yëngu di ci def ndax millions yi ñu ciy dégg bari na lool. mais Modou Mbaye est-ce que nit ñi gëm nañu laadum mën na jar 30 millions. non gëmuñu ko looloo tax nag ma ne la à travers tey fila dañ cee war a profiter tey pour def ay vitrine boo xam ne dañ expliquer ba kenn ku ne dina xam ne c'est une réalité que tey nit dina jënd jeune mâle wala mâle ci biir laadum yi jë def ci 30 millions yu bokk benn buum. macha allah Modou Mbaye da ngaa jaay xar 20 millions. muy Ramadan bu Moustapha Diallo barke Dembo Ndiaye nga dégg ñu jaay xar 30 millions et ki nga xamante ni xamul laadum xamul xar danaan ñii lobbying la lii xanaa du ndawal kase tey Modou Mbaye à travers fila bi est-ce que dina fa am ay symposium yoo xamante ni tey jii nii nit ñi dinañ découvrir exactement réalité laadum yi mën na créer ay emploi
ba état bi xam ne laadum mën na créer emploi parce que tey ku ñëw bergerie Ndawé Frères nga xam ne lu bon 4 jeunes ñoo ngi fi ñu leen di fay chaque fin de mois ñuy liggéey si li nga xamante ni tey jii nii ñooy bergerie. bon Diagne Modou xam nga ne man maa ngi benn registre bu ma tuddee livre d'or du laadum tey am na chèque yoo xam ne sax seen photo archivé naa ko fa donc loolu day doon loo xam ne mooy li ma la wax rek naan la fila bi communique si man damay archivé lépp chèque Tafa Diallo bi 20 millions yi chèque bisis la maa ngi ak moom chèque tey booy xool bi ma grand rang jox pour Bilal chèque yooyu yëpp man maa ngi ak moom chèque bi ma jaayee doomu gaynde bi jeune mâle bu am. man chèque bu ma jaayee Hicham. waaw yooyu yëpp a ngi ñu archivé donc su boobaa dañuy mën a wan nit ñi ne lii réalité la parce que c'est extrêmement important ci Diagne Modou livre boobu nag man lépp lu xew ci laadum maa ngi ko ciy bind di ko ci coché Diagne donc ñëpp a ngi ci biir waaw incha allahu rabbi su boobaa dinañ ko fësal ba nit ñi gis ko parce que nag preuve ak weddi bokkul te nit aussi propos yooyu avancé yu ne da nga war a indi ay preuve yoo xam ne moo koy étayer mooy tax aussi nit ñi gëm la. kon damaa bëgg ñu yokk Pastef li tax ñu xam naa sa Pastef mais fila bii nañu gën a xar suñu tànk gën a fexe ba mu doon une réussite totale ba nga xam ne ñëpp nañ xam ne lii foire la ça valait la peine. foire la si biir foire yi champion Modou Mbaye ko wax nga ko léegi kon laadum mi du ay caaxaan day créer li nga xamante ni mooy emploi parce que bergerie boo dem di nga fekk ñaari xale wala ñetti xale yoo xamante ni chaque weer bu dee ñu ngi leen di fay ñu yóbbu seen njaboot kon laadum mi beneen affaire la infrastructure yi ndax Modou Mbaye fii ku fi ñëw xam ne mënoon nga ko luy appartement jox li nga xamante ni tey jii nii mooy ay nit di si fayeeku chaque fin de mois nga def fa ay xar kon ça veut dire que ni du affaire du fo liggéey la champion Modou Mbaye. non du affaire fo caméraman bi na tourné xool porte yi rafet investissement de taille bi nekk fii gris inox yi xool ko xari aluminium yow xool nga bu baax tey dina ko wane dina wane ne laadum daal am na fu ko nit ñi teg ku mel ne Sidi Ndaw nag investisseur la Sidi moom xar yi bëgg-bëggam la passion am la seentu dara waaye booy xool bu baax moo tax nee naa ko lu ne di nga ko am ci xar na la defal lu ne ndax noonu la ñuy sàmmee booy sàmm bëgg-bëgg bi ngay jiital su boobaa da ngay gis potentiel da ngay xool maal bu mel ne tey marlu cham yi tey ku ko juddulu da ñaan sens bokk na ci élevage it fay na la ndax day toog benn bés élevage day fay Diagne Modou xar dafa fiir xar loo def ci moom mu fay la ko Diagne Modou. xar ak fas ñoo yem Modou Mbaye. xar ak fasu naaru góor ñoo yem te sëñ bu mag bi am na lum ci waxoon donc laadum yii ku yabu ku duggul na nga dugg te xam ne laadum doon na lu ñu barkeel ba yombal xiyam day peser ci balance bi loolu maa la ko. mais Modou Mbaye ku yor moyen bëgg a ñëw si filaa bi jënd fa ay xaru qualité est-ce que di nga fa fekk ay xaru qualité. non di nga fekk ay xaru qualité di nga fekk xar yoo xam ne ay xaru qualité la ñuy doon ndax filaa bi xoolal daanaan yi kese ñoom ñooy dem ñooy exposé. les meilleurs parmi les meilleurs si seen département ak seen région. ñoo fa inscrit les meilleurs ñoom ñooy ñëw donc kon foire bu am niveau lay doon macha allah ku fa ñëw di nga gis ay xar. macha allah Modou Mbaye lan mooy sa dernier mot par rapport ak li nga xamante ni moom lañ la invité woon nga bokk si structure 2M Events yor li nga xamante ni mooy wàllu jokkoo beeg réseaux sociaux yi jokkoo beeg éleveurs yi nga xamante ni tey jii nii bëgg nañ xam lan mooy 2M Events. waaw Diagne Modou ci foofu li may njëkk a regretter mooy des fois di baalu ak auditeurs yi ndax souvent dañuy programmer sama temps du ma ko may ndax dama nekk liggéey boo xam ne damaa jàpp damay liggéey sax guddi ak dimanche parce que entrepreneur laa damay tabax te sama liggéey lépp lu ñuy def dama koy teewee fekke ko loolu moo ma gën a sonal du ma délégué dara damay teew gi parce que dama bëgg liggéey boo xam ne day am rendement koo ko gis xam ne lii liggéey nañ ko. mais kon éleveurs yi ay entrepreneur ay chef d'entreprise ñoo ngi si biir éleveurs yi. waaw yow éleveurs yi catégorie bu ne nee naa la day tax avocat bi ak menuisier bi di ànd dooni xarit di tuddante doom laadum dafa doy waar loolu la créé ci biir Sénégal bu ñu demee ba nekk ci biir xarit rek niveau amatul ah ñëpp a yem ñëpp a directeur orange wala directeur société bi wala douanier bi wala avocat bi di ànd ak ki nga xamante ne tey jii nii apprenti menuisier la ñuy bokk jotaay. ñuy bokk jotaay ak benn apprenti menuisier métallique ñu bokk jotaay da ngay xool procureur bu Mbour Elias ak Boy Mbaye waaw Mbaye boo koy xool apprenti menuisier métallique la mais daanaka presque mën naa ne dama ko naan joobay sa papa élevage lu ne lay créé li mu créé lépp lu baax la day boole ay nit di leen lëkkaloo te éleveurs yi noonu la ñu amee kóllëre noonu la ñu baaxee ndax aussi tamit à travers sa antenne bi dama ciy rendre hommage éleveurs yi ndax man il y a 3 ans traversé naa loo xam ne éleveur kese laa gis mooy sama doom am na benn ngoon mu noyé décédé ma xëy le matin avant 10 heures képp kuy éleveur u laadum ñëw nga sama kër Mbour pour jaale si ma même ñoom Malick Anne ñi gën a ñàkk jot tout le monde était là-bas donc élevage tey day def loo xam ne dafa doy waar ñu tegaat ci quelque temps sama soxna aussi am AVC décédé mais éleveurs yi ñooy ñëw ñoo lay accompagner ñoo lay dëfal ñoom ngay gis sincèrement doon na un monde boo xam ne da ngeen di xool nga xam ne daal ay nit yu baax lañu donc tey Diagne jar nañoo rendre hommage
élevage jar na lu ne Diagne man maa la wax loolu tey. kon day ay relation yu am solo grand Modou. non day créer ay relations yu am solo ba pare sincère bu nekkee ci tiis ñu bokkoo yow bu nekkee ci bànneex ñu bokkoo ak yow éleveurs yi noonu la ñu mel man gisuma ko bon ci biir élevage laadum ay nit yu baax rek ñoo ci nekk Diagne Modou. mais tey dernier mot bu ma lay laaj Modou Mbaye mooy waa Mbour gis naa ni éleveurs yi champion Mbour yëpp parmi ñi fa gën a ràññee ko bokk ñi ma xam inscrire nañ fila bi waa Mbour est-ce que dinañ des ginnaaw si fila bi Modou Mbaye est-ce que yaakaar ngeen fa gagné fa ay prix. ndax booy xool fi mu ne nii dama ne Dakar mi ngi stabilisé wu ci wàllu laadum Mbour c'est une flèche montante tey boo xool ñu bari ñu ngi naan Mbour sax damee na le pion Thiès Mbour tey ay champion fa nekk li ko fa indi mooy tey bi ñu dugalee Saalum ku ne dafa ñëw jël doomam élevage Mbour à travers ça nit ñi xam nañ ko valoriser nañu prix ba tey Mbour potentiel bi fa nekk tey macha allah ay xara ngi fa donc tey foire bi ñun duñ des ginnaaw mënul ne. kon Mbour du si des ginnaaw. ah non non ndax Malick Anne jël na ay box Latir Cissé Modou Mbaye Mame Cheikh Dieye Moussa Ndiaye Mor Talla Diop Baye Mor Gueye borom Jazaaka Ndeye Ami ñooñu ñëpp ay éleveurs yoo xam inscrire nañ si li nga xamante ne tey jii mooy filaa bi ak procureur Elias Diop tey noo jàngatee qualité boobu exposé Mbour ngeen nar a bokk même rangée noo jàngatee nga dëkk Mbour. tey du ñu jeexal tey waxoo si waa Mbour yi nga xam inscrire nañ ci fila bi. non muy dëgg bu baax parce que tey même Badou Mbale mi ngi ci arena laadum donc tey booy xool tey composé boobu yëpp tey da ngay gis ne bu ñu ñëwee ça va être la crème de Mbour donc forcément Mbour du des ginnaaw te ay potentiel ñi ngi fa parce que gis nañ ne foire yi ñu mujjee génn yëpp xar yi battre yenn maturation yi gaa kawe Mbour lañ jógee. mais wax nga dëgg Modou Mbaye Arena Badou Diène et tant d'autres champions kon daal Mbour du des ginnaaw si fila bi. non du des ginnaaw Mbour moom vraiment la région de Mbour sera vraiment présente loolu man gis naa ko moom bu baax a baax. mbokk yi amoon nañu mbégte lool dalal le grand champion Modou Mbaye en route vers fila tey ñu ñëwoon bergerie Ndawé frère indil ko li nga xamante ni mooy lettre de parrainage mi catégorie femelle adulte yi tey ñu wax leen ni femelle adulte yi préparé leen CGTS moo sponsorisé li nga xamante ni tey jii nii mooy catégorie femelle adulte yi kon mbokk yi filaa yi ku si yor femelle bu am mensuration pare ko ndax boo ko gëñee yaakaar naa ni say mbokk dinañ la sersi ndax du prix boo xam prix caaxaan la Modou Mbaye. waaw du doon prix caaxaan comme niñ ko waxee ñun li ñu ñëw sax pour yokk ko améliorer ci fila bi mooy fexe ba ki gagné ñu primé la. ñu primé la de manière conséquente ñu xam ne kii tey gagné na prix dina am lu mu ko jariñ na ci gis boppam élevage na ci gis boppam dina tax aussi encourager éleveur aussi tamit ñu góorgóorlu ba doon ay champion waaw. ndax ku gagné prix bu am solo di nga xemme moo keneen mu liggéey ba mën a gagné moom tamit loo xamante ne dina ko jariñ si poche am jariñ ay xaram champion. muy dëggu wér Diagne. gars yi jërëjëf ba beneen yoon incha allah rabbi. ok salaamaaleykum mbokk éleveurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ñu fas yéene def en route vers fila ak le champion Sidi Ndaw muy koo xamante ni tey jii ni kenn du ko présenté si milieu élevage mu kilifa bi nga xamante ni tey moo jiite wàllu CGTS muy société de transit boo xamante ni tey jii ni mu ngi nekk au niveau de Dakar di yëngatu si transit ñu pare nekk li nga xamante ni mooy wàllu catégorie femelle adulte yi champion Sidi ñu ngi lay nuyu. grand maa ngi lay fay bu baax a baax ñu ngi lay ziar tamit. waaw tey bu ñu waxtaanee ak moom tuuti dinañ développé ak ki nga xamante ni mooy xalifa di Papito moom dina développé li nga xamante ni moom mooy wàllu CGTS lan la CGTS lan lay jëriñ ak ku bëgg liggéey ak CGTS fan ngay jaar Sidi Ndaw ñu pare na la li nga xamante ni mooy catégorie femelle adulte yi ak société bi nga xamante ni yaay patron bi CGTS noo gisee taxawaay boobu waa fila def waa deuxième events def bi nga xamante ni bokk nga si biir bokk nga ñi nga xamante ni ñoo ko créé. waaw loolu moom dañ ci am contenté rek parce que li ma doon wax rek démb laa lay waxaat tey nee naa la élevage moom ak lu mënti doon na doon élevage rek ku ma ci woo ku ne man dinaa la ci wuyu su mbiru xar yi ak ku mënti doon tam dinaa la ci wuru taxaw mooy si war a taxaw tam dinaa si taxaw donc c'est un grand plaisir pour que nga ñëw tamit ngeen pare la ma boo xam ne mooy femelle adulte bi dama koy rafetlu parce que tam si élevage la te man tam si élevage laa bokk donc doo gisee nit koo xam ne bokk na si élevage nga pare na ko loolu tamit dañ ciy gën a kontaan rek dafa yow tamit di la sant bu baax yow mi nga xamante ni yaa ma ko jagleel loolu quoi. macha allah mais Sidi tey éleveurs yi nga xamante ni déglu nañ seetaan nañ vidéo bi ñu ne CGTS lañ parrainé li nga xamante ni mooy catégorie femelle adulte yi mais tey ki jël catégorie femelle adulte yi drapeau CGTS trophée CGTS kooku tey jii nii nan ngeen koy waajal yéen waa CGTS. waa dina doon loo xam ne day exceptionnel parce que je pense que loolu mi ngi doog a xew si élevage mais dina doon loo xam ne ce sera franchement exceptionnel te ku ko jël moom ma doo ko rëcc bu neexee yàlla incha allah lépp lu ñu ci mën pour développer élevage dinañ ko def lépp lu ñu ci mën tam pour béggal ki ko gagné ak ñi ko gagné même tout participant yëpp dinañ ko def incha allah bu neexee yàlla. gaa yéen a ko déggandoo kon waajal leen loolu nga xamante ni tey jii nii
waa CGTS ñoo nar a parrainé loolu nga xamante ni tey jii nii mooy catégorie femelle adulte yi kon tey ñu ñëw waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Papito ñu gën ko xam si Khalifa dugg ak moom si CGTS souci de transit boobu tey ku su nekk xam njariñu CGTS par rapport ak li nga xamante ne mooy seen liggéey. merci woon rek Khalifa ngi nii suñu wet Khalifa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen jaar bu baax. waaw tey CGTS développé ñu lan mooy CGTS. waaw CGTS moo ngi nekk benn entreprise boo xam ne ay ndaw Sénégal ñoo fay liggéey. mu nekk société de gestion de transit du Sénégal ay sénégalais moom ko ay sénégalais di fa liggéey plus particulièrement ay jeunes mu yëngu ci côté transit ak lu mu mën a doon moo xam ci côté fret wala ci côté transport maritime wala aérienne même yooyu yëpp dañ ciy yëngu ci côté colliage yooyu yëpp dañ ciy yëngu mais aussi tamit ci côté transport ba tey macha allah nga xam ne nii tey du nekk entreprise boo xam ne nii transit la mais tey oto dalay tardel wala ñu ne la ay amaguñu transport amaguñu oto moo tax CGTS mu amaale transport en même temps xam ne sa conteneur say boo ko jëloon ki la ko génneel muy CGTS même CGTS boobu oto moo la koy lonkal mu dem ba fi nga ko bëgg. macha allah Khalifa tey éleveurs yi bëri na ay commerçant éleveurs yi bëri na ay ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu business tey ku bëgg boo indee bagage indi conteneur indi lépp nan ngay def ba jokkoo waa CGTS ñu génneel la sa conteneur si prix bu yomb génneel la sa conteneur ba nga xam du tardé ba nga xam di nga ko jot à temps réel. waaw déjà amagum na pas mal d'éleveurs yoo xam ne mën naa ne les 80 wala boog les 60% éleveurs yoo xam ne actuellement ñoom foofu lañ adhéré parce que lu tax ñu adhéré fa mooy ñu ngi fay gis seen bopp xëy na depuis boobu ba léegi ñu ngi fay gis seen bopp voilà donc kon pour tamit ñu mën ci am tamit seen wàll la parce que tamit éleveur lay liggéey ndooral parce que éleveur moo bëgg a liggéeyal éleveur mais éleveur moo yéene liggéeyam tamit éleveur. te société bi éleveur moom ko. société bi éleveur moo ko moom. voilà donc ci biir éleveur yow éleveur boobu nga xam ne moom société bi sax moom tamit créé na ay éleveurs parmi ses employés. parce que am na pas mal de personnes yoo xam ne ñu ko jege lañ. nekk ci entreprise bi terewul jël na ay sujet de qualité jox leen ñoom ñu commencé di élever. mën nañ ci biir entreprise ay éleveurs juddu nañ si te moom moo leen ci juddule donc loolu la quoi mais tamit ay éleveurs tamit ñëw nañ dooleeku tamit ci entreprise bi parce que tamit ñu ngi siy gis seen bopp ci façon liggéey boo xam ne xëy na ku ci ñëw après di nga soog a comprendre. macha allah muy lu am solo tey Khalifa CGTS pare ne li nga xamante ni mooy catégorie femelle adulte bi nga gis DG bi wax na ko léegi nii muy catégorie boo xam ne catégorie bu am solo la tey si wàllu transport logistique si wàllu transport tout court éleveur bi nga xamante ni commerçant la wala businessman la indi conteneur am bëgg ko génnee tey fan lay jaar ba nga xamante ne tey jii nii fan la CGTS nekk fan mooy siège CGTS fan la nekk au niveau du Sénégal. bon siège CGTS mu ngi nekk ci pompier immeuble Ndindi juste boo ñëwee ba suuf pont bi am na benn station bu nekk foofu juste ñoom ñaar ñoo dend boo fa ñëwee di nga fa fekk ndaw yoo xam ne ñoom ñoo lay accueillir dugal la ba nga yegg ba fi nga jëm di nga ci jaar kenn ku ci nekk lépp loo mën a soxla rek ak ki nga xam ne moom moo lay gérer waaw xëy na après dinañ jàllale numéro yi ba nga xam ne dina jaar ci suuf après kenn ku ci am soxla rek boo ko gisee en même temps boo duggee sur notre chaîne xëy na di nga ko fa fekk tous les adresses ak li numéro yi nga xam ne mooy concernant yëpp di nga ko fa fekk incha allah. muy lu am solo Khalifa nooy waajalee trophée CGTS catégorie femelle adulte est-ce que pare nga pour bokk ñi nga xamante ni tey jii nii histoire dina retiendra que ni première femelle adulte bi jël trophée CGTS femelle diw la est-ce que ndaw ya frère ñu ngi waajal filaay par rapport ak trophée CGTS boobu. waaw ñun sax xëy na am na loo xam ne boo ko bëggee doo ko mun wax xëy na ñu ngi wax sax femelle mais amaana mën nga ci def yeneen trophée yoo xam ne puisque lii nga xam ne moom la déjà wax léegi mooy ki nga xam ne par exemple tey moom xar kese moo ko intéressé kon kooku femelle ak mâle ak espoir ak yëpp pourquoi pas ñu dugal suñu loxo ci ay prix xëy na prix mënuloo ko estimer parce que xar boo xam ne dañ ko boole ak ay moroomam mu dem ba am lu mu génnee ci ay maturation parmi ses waa ci ay naataangoom mu dem ba am benn prouve boo xam ne prouvé na ko donc kooku pour nga fay ko nekkul loo xam ne da ngay tëb rek nga ne lii laa koy tegal ci prix dafay fekk ne nag xëy na boru teraanga moom loo ci dugal rek baax na ba ngay matale fay gi. nga ni boru teraanga loo ci dugal baax na ba ngay matale fay gi waaw. muy kàddu olof yu am solo day mel ni sa wasila Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum da nga koy suivre lu bare bari tey jii nii mbokk yi ñuy suivre en route vers Fila trophée CGTS Khalifa wax na lu am solo léegi lu jar a bàyyi xel la tey jii nii bergerie Ndaw frère ni muy waajalee loolu nga xamante ne mooy Fila boobu nga xamante ne c'est du 30 janvier au 7 février bi nga xamante ne dinañ ci jëm incha allah rabbi. waaw dañ koy waajal comme ñaari tànk bi su njëkk mooy wala boog ñetti tànk sax
bi si njëkk mooy dañ koy waajal comme membre en tant qu'éleveur beneen bi si topp mooy dañ koy waajal comme participant bis des mooy dañ koy waajal comme parrain man je dis que comme lu ñuy wax c'est pas Sidi Ndaw le parrain mais bergerie bi même c'est le sein même du bergerie moom mooy parrain bi parce que buñ ko defee rek incha allahu rabbi kenn ku si nekk di nga xam ne yëf bi sa yëf la voilà comme lu ñëpp bokk lu si waaye am rek doy na donc kon kenn ku si nekk rek après dinañ fexe ba moom mu jël ko def ko yëfam ba ñu xam ne xëy na ñun ñetti tànk yooyu lañ ci am yuñ ci war a taxaw donc kon bu si nit ñi taxawee benn wala ñu taxaw ci ñaar ñun kon ñett ba ñeent war nañu ci. macha allah muy ay kàddu yu am solo kon tey mbokk groupe yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan mbokk éleveurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan à travers chaîne YouTube bu 2M Events dégg ngeen li nga xamante ne Khalifa wax na ko Khalifa ñu ñëw fekk fi des sujets de qualité Marloucha fekk fi ki nga xamante ni mooy Karamoxo fekk fi beneen ndaanaan bi nga xamante ni tey jii nii ñëw na fi bu yàggul dara loo ñuy présenté ñetti jeunes mâles yi nga xamante ne ñoo ngi si bergerie bi. waaw xëy na ñoom ñett ñooñu kenn ku si nekk dafa am benn liggéey boo xam da nga ko war a yeggali. parce que avant ñoom am nañ fa ay aînés soo xoolee ku mel ni Karamoxo daf fi ñëw uuti fi ay papam yoo xam ne nii peut-être. mais développé ma si Karamoxo ban suus la bokk Karamoxo. waaw Karamoxo doomu Picasso la. Picasso nekk doomu Saalum Saalum. yaayam nekk doomu Khoureychine boo xam ne pratiquement kenn dootu ko laajteeti muy Khoureychine peut-être am na loo xam ne teg na ko fi. que on le veut ou non am na loo xam ne teg na ko fi ci côté mensuration ak ci côté prix parce que yaakaar naa bi mu tegee défi prix ba léegi leneen tegee googu ci li waral loolu nag mooy xëy na liggéey bu sotti la woon donc kooku ku mu jur sa yaay su ma waxee loolu dañ bëgg a wax ne maanaam xar bu góor toujours ndey ja parce que mâle yi ñooy jur femelle yi ñooy jur mâle yi waaw. li am solo champion Modou Mbaye dégg nga léegi li Khalifa wax muy trophée CGTS par rapport ak prix femelle adulte yi li Sidi Ndaw wax PDG CGTS li Khalifa wax mi nga xamante ni collaborateur am la lan ngay dolli si loolu champion. li ma ciy dolli mooy avant ñuy prix boobu dina doon prix bu am solo waxtaanuma ceeg moom de waxtaanuma ceeg Papito aussi mais damaa xam seen yéene ci élevage ak fi ñu toll ci élevage nee naa la Sidi lu mu bokk gën lu mu bokkul donc foofu loolu lii moo lay wan ne bi mu ñëwee toog da ko réitéré jaaraat foofu ne prix bi dina doon prix bu am solo waxuma la prix boobu rek mais lépp lu mu mën ci foire bi dina ci taxaw kon donc ñoo ko déggandoo di leen remercier bu baax baax di wax ne c'était l'attente li ñu doon xaar sax dépassé nañ ko donc macha allah di leen gërëm di leen ñaanal li ñu bëgg ci élevage yàlla defal leen ko Papito mii yàlla baleen fi ba li ñu bëgg ci xar yi daal ñu am ko di ñaanal Sidi Ndaw bu baax a baax yàlla dëgëral ay tànkam bàyyi ko fi ndax dundam gi amal na njariñ élevage. macha allah Modou Mbaye muy la am solo Khalifa dikkal ñu si deuxième mâle bi nga xamante ni tey jii nii dikk nga si Karamoxo pédigré bi mu bokk ay waajuram li ñu fi def si wàllu élevage si wàllu prix si wàllu génétique tey deuxième mâle bi nga xamante ni moo ngi si bergerie bii nga xam moom la ñu nekk tey. waaw deuxième mâle bi mën nañ ne différence bi mu am mooy par rapport ak kii mooy moom suñu pur produit la à 99% dans les 4 générations de notre bergerie. parce que boo xoolee Nimzaat nekk na mâle boo xam ne révolutionné na bergerie bi bien vrai que ñu bëri foog nañ ne ñun ay débutants lañ ci bergerie bi wala 2 ans lañ fi def or ñoo xam ne nii amoon nañ ay doomu Biram Njéemé amoon nañ ay sëtam direct ainsi de suite ñooñu nekkuñ gan ci bergerie bi mais boo xoolee ci élevage mais boo xoolee am na beneen aspect boo xam ne kii nga xam ne moom mooy Nimzaat lancé waat na ko bergerie bi parce que Nimzaat juddoowu fi mais pratiquement foo wax rek dañ naan la Ndawé frère donc mu jur ak beneen femelle boo xam ne ñu ngi koy wax Bachira mu nekk tamit suñu pur produit dans tous les 4 côtés moom tamit Bachira nekk femelle bu nga xam ne papam ñu bëri sax dañu jàpp ne bien vrai que sax ñaari bergerie yi ñoo ko moom mais am na ñoo xam ne sax dañu jàpp ne ñaari bergerie yi moomuñ ko mais benn bergerie bi moo ko moom muy Roi Bachir parce que Roi Bachir bu ñu amoon femelle boo xam ne ci séeraas lañ ko jëndee bu ñëwee sax moom lañ ko jox mu tëb ko waaw moo tax moom tamit bokk na ci mâle bi ñu xamee donc ñu ne pourquoi pas ñaari mâle yi nga xam ne moom la ñu xamee ñu am benn chose bi nga xam ne moo war a yëgali liggéey bi continuellement incha allah pourquoi pas mu nekk seen doom ñoom ñaar ñooñu muy diggante Nimzaat bi nga xam ne moo révolutionné bergerie Ndawé frère ci wàllu mâle ci élevage mais aussi pourquoi pas Roi Bachir bien vrai que mâle yu bëri jaar nañ fi bien vrai que doomu mâle yu bëri jaar nañ fi mais Roi Bachir moom c'est un peu légendaire par rapport ak
bergerie Ndaw et Frères. mais ñu gis lu particulier ñu gis Marloucha Nimzat jur ko ak ki nga xamante ni mooy Bachira ñu gis à 12 mois mu présenté ay maturation yu extraordinaire lan moo ko may Marloucha Khalifa. waaw xam nga de un dañuy wax ne ndey ak baay ci élevage mais xëy na vision ak sutura yàlla ci la bokk amaana bi ñuy accouplé papa ji ak yaay ji ñi ko yëg sax bariwul parce que moment boobu fekk na ñu bëri ñu ngi xool ñaari bindu ñaari xar yi fekk na boobu ñun ñu ngi xool ñaari bindu ñaari maamu xar yi composition yooyu noonu parce que Nimzat nekk na fi pratiquement ba instant mu ngi kër Lamine Diop mais boo xoolee nekkul am na femelle yoo xam ne premier touram tëbu leen deuxième touram tëbu leen troisième touram tëbu leen li waral loolu mooy boo xoolee seen arrière parents yi seen arrière parents yi musuñ def résultat da ngay xam ne kon compatible luñ léegi boo defee jàngat yooyu nga xoolaat seen arrière parents yi aussi nga gis ne def nañ résultat foofu forcément doo xool ci wàllu bind mais da ngay xool ci wàllu pédigré après nga boole leen biñ leen boolee yàlla suturaal ñu génnee si Marloucha bien vrai que am na foo xam ne dreetu ma fàttali gars yi ni Marloucha cheikh la. waaw cheikh la cheikh bi mu ngi daanu bi ñu amee ñoom 5 mois ci la daanu mu demoon moom tamit ba nga xam ne mu ngi doon daboon na Marloucha bu baax ba commencé woon di ko duma ci côté yëpp yàlla mi dara tawul def mu daanu. mais Khalifa tegal sa baaraam foofu ngeen recruter Marloucha parmi les meilleurs si wàllu génétique parmi les meilleurs si wàllu maturation tey production bi nga xamante ni éleveurs yaa ngi koy séntu si diggante Marloucha ak famille yi nga xam moom ngeen recruter ko si distance génétique bi lu tax ngeen def choix boobu. waaw xam nga mooy li ma la wax sànq ci compatibilité mais am na essayage boo xam ne kenn mësu ko def parce que bu fekkee ne da ngay wax Roi Bachir ak Latsukaabe boobu mën naa ne fii la njëkk a amee cocktail boobu fii la njëkk a amee léegi pourquoi pas nga créer ay différents sang yoo xam ne bokkul pourquoi pas tey nga boole leen ba juddule si leneen loo xam ne yow fu ñu ko dégg dañuy xam ne sa chus la mais aussi bëgguñu ñu ne Maxu plus Nimzat égal Ndaw et Frères mais dañoo bëgg tamit ñu ne Teranga aussi plus Nimzat égal Ndaw et Frères nga waxaat ne beneen Candeela plus Nimzat égal Ndaw et Frères nga waxaat aussi ne Karamoxo mi plus Nimzat égal Ndaw et Frères donc dañu bëgg chus yoo xam ne benn bu si nekk rek dañu ciy dugal suñu loxo aussi tamit pour faire montrer aussi aux autres bergeries que ne notre mâle peut faire mieux que fi ñu ko sax xalaat mooy maanaam pour wan leen ne leen sujet bu compatible la ak seen ay xar moo tax kër gu nekk ñu dugg fa deret bi nga favoriser ñu jël fa benn añal jël boole leen ñoom ñuy màggandoor. macha allah mais tey éleveurs yi attente bi nga xam dinañ ko xaar si li nga xamante ne mooy production Marloucha ak différents sang yi nga xamante ni jënd ngeen ko mâle lay doon wala ay femelle lay doon est-ce que yaakaar nga ëllëg Marloucha jur ay ndaanaan yoo xamante ne ay mâle de compétition si yeneen bergeries yi nga xamante ni tey bëgg nañ production yi nga xam mooy production Ndaw et Frères. waaw parce que ginnaaw bu ñu jëlee liggéey ba génnee Marloucha c'est pour satisfaire aux éleveurs par rapport ak bu fekkee ne dañoo bëgg ay femelle kooku mâle moo koy def mais aussi xar yi benn bu si nekk am na identité boo xam ne am nañ yaakaar ci yow parce que dañu gis ñi leen moom dañ leen a boole ak des bonnes femelles avec des bons mâles bañ génnee leen ñu jël boole leen pour génnee si produit bu nga xam ne aussi comme ni ma la ko waxee ce sera des produits finis parce que boo xoolee tey da ngay jël pour xam aussi ci femelle bi la parce que bu fekkee dafa jur ay doom yi nduroowuñ bokkuñ dara kon foofu di nga xam ne femelle yi am nañ fi benn 60% wala benn 80% mais si c'est un raceur da ngay gis boo ko joxee ay différents chus yoo xam ne bokkuñ lu mu bon dina si am benn 80% boo xam ne ñoom ñëpp Marloucha la ñuy ndurool. macha allah muy lu am solo ngeen dugal 3e mâle yàggul dara si ban sang la bokk ak lan lay liggéey si bergerie bi par rapport ak li nga xamante ne mooy attente bi nit ñi di am bergerie Ndaw et Frères. waaw mun naa ne bu fekkee ne ci ñi may déglu yàgg na si ñoo xam ne ce sont mes proches ci éleveurs yàgg nañ ñu wax ne pourquoi pas ngeen dugal ci subeeru bi ñii naan la pourquoi pas ngeen dugal ci teranga bi donc quand on dit teranga la plupart des fois à 60% du ñu faral sax di wax subeeru mais formaan la ñuy wax léegi ñetti ñooñu yooyu lañ la doon digal pourquoi pas ngeen dugal ci subeeru bi mais pourquoi pas ngeen dugal ci teranga bi ñun tamit ñu naan leen xaar leen boobu c'était pour xool koo xam ne yaayam dinañu doy parce que mooy li ma lay wax sànq ba léegi mâle bi toujours yaay ji moo ñu gënal donc loolu moo waral bi ñu demee ba gis yaay joo xam ne neex nañu satisfaire nañu te gënal nañu
ñu bàyyi ba mu jur ak moom ñu topp ko ba bi ñu koy jëndee. macha allah muy lu am solo nga wax lu am solo muy maanaam subéeru bi forman bi ñëw si teraanga bi nga xamante ni tey jii nii kenn dootu ko présenté ndax moo fi njëkk indi record auteur tey ngeen am si produit boobu xam ne mooy produit bi xar boobu lan lañ koy xaar par rapport ak li nga xamante ni tey jii nii mooy attente bi éleveurs yi soxla si li nga xam mooy produit fini yi nga xam bergerie Ndaw et Frères dinañ ko def si bergerie bi. waaw liñ ko gën a xaaree bien vrai que jox nañ ko fi ay femelles yu bokkul ak doomu Nimzaat yi comme doomu Nimzaat yëpp actuellement Karamoxo moo leen tëb ñu ngi bëgg a boole aussi doomu Nimzaat yi ak doomu Teranga donc loolu beneen doomu Teranga bi nu mu tudd. doomu Teranga bi mu ngi tudd Boy Rio. macha allah kon mbokk yi di ngeen gis Boy Rio si image yi ñu wan leen ko tey jii nii diggante doomu Karamoxo bi ak Marloucha diggante doomu Nimzaat bi ak Boy Rio croisement yooyu naka ngeen koy xalaatee. waaw ni ñu ko xalaatee mooy ñun croisement duñ bàyyi ba maal ñëw sànq wax naa la Nimzaat ñëwul rek tëb femelle yëpp am na ñoo xam ne tëbu leen te du leen mës a tëb donc xalaat biñ si am mooy yaakaar à 100% parce que dama yàgg a seetlu ne boo boolee Lat Sukaabe ak Ferdinand da ngay am résultat par force mais soo boolee aussi Ferdinand ak Teranga da ngay am résultat par force léegi ñu ne pourquoi pas ñun ñu njëkk ci boole ñoom ñett ñooñu mooy ñaar ñii boo leen boole da ngay am résultat ñaar ñii boo leen boole am résultat pourquoi pas ñun ñu boole leen ñoom ñett ñëpp. pour am leen si même bergerie. waaw pour am leen si même bergerie loolu moo tax ñu dem jël doomu Ferdinand doomu Teranga boo xam ne yaayam doomu Ferdinand la di ko boole xar boo xam ne doomu Bachir la mooy yaayam mais mooy Lat Sukaabe mooy papaam muy Nimzaat. macha allah muy lu am solo mbokk yi yéen a ko déggandoo kon recrutement yi defuñu ko par hasard dañ ko def par expérience def ko par gis-gis bi nga xamante ni éleveurs yi am na ko tey jii nii Khalifa lan ngay wax lan ngay tàggatoo par rapport éleveurs yi nga xamante ñu ngi lay déglu éleveurs yi nga xam soxla nañ produit yi nga xam produit Ndaw et Frères la tey Ndaw et Frères investissement bi nga xam def na ko si wàllu infrastructure def na ko si wàllu sélection tey lan ngay wax ñi nga xamante ñu ngi ñuy déglu ku soxla produit Ndaw et Frères fan lay jaar ba am li nga xamante ni mooy produit Ndaw et Frères. waaw comme ni ñuy liggéeyee nii xëy na ku déglu mooy dégg fi mu mën a jaar pour am mais mooy dégg aussi ni mu war a def pour am mais aussi mooy xam tamit nan lay def ba am ci lii parce que benn maal bu nekk décortiqué nañ lan mooy duggam benn maal bu nekk lan mooy indi maanaam pour mu génnee lu baax donc xar yi croisement bi ñuy def c'est pas seulement pour nous mais dafa nekk xar yoo xam ne dafa am xar yoo xam ne c'est pour faire satisfaire aux éleveurs léegi éleveurs yooyu ñu bëgg a satisfaire parce que xar yi mënoo jëfandikoo lépp yii da ngay jaay yii nga maye. mais Khalifa tegal sa baaraam foofu gars yi nee nañ bergerie Ndaw et Frères ay qualité lañ jënd mais tey tout tànk bi nga xam yorul moyen nan lay def ba am produit qualité. waaw borom bergerie bi dafa ma mës a poser benn question. ñu toog nii rek mu ne ma sa objectif lan la. ma ne ko man sama objectif mooy sa occupation yow ëllëg soo demee ba retraité bien vrai que yaa moom sa entreprise parce que xam naa mënul toog. xam naa aussi lii la bëgg léegi boo boolee mënul toog ak lii la bëgg boo ko si joxee dina si am résultat moom tam ma laaj ko moom objectif am lan la mu ne xar yi ñu jënd nii lu cher ñu fexe ñun ba njëkk a wàññi prix yi xar bu nit yaakaar ne mën na jar 10 millions ñun ñu fexe ba jaay ko 2 millions mu ne ko mu ne ma xar yëpp laay wàññi seen prix yi te bu boobaa par force. kon social day dugg. waaw parce que mu ne ma sax bu boobaa keneen ku nekk feneen. ñun suñu liggéeyee ba gën la ay xar wala ñu am xar yu mel ni say xar foofu par force ñun bu ñu wàññee xar yi ba ñëpp daw ñëw si ñun yoo tam par force di nga wàññi pour ñeneen ñi daw ñëw si yow. macha allah mais dernière question Marloucha ku leen ci fay 20 millions pare ngeen pour génne ko Khalifa. Khalifa réponse bi reetaan nga njëkk def moo war a ngi ne est-ce que déggul ko ba pare wala dégglu ko ëpp. kon gars yi yéen a ko déggandoo tey jii nii ñaan yàlla lafal ko cat c'est un futur champion élevage am si yaakaar lan ngay tëjee champion Khalifa. waaw lu ñuy tëjee rek mooy. di remercier waat encore une fois effectif maanaam équipe bi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ak Ndaw et Frères parce que wax dëgg yàlla du ma nax sama bopp ku naxaree liggéeyal laa parce que du ma bàyyi détail léegi ngay nekk ak ñoom si dal xelu éleveurs yi mais si dal xelu PDG bi nga xam ne xëy na xamul lu xew fii mais heure bu fi ñëwee xëy na dina xam ne moom bu fi nekkoon sax du fi def lii wala du bokk du fi def lu raw lii léegi ñooñ nag ñi la ko mënal pratiquement ñooñ da nga leen di amal njukkeel pour toujours kenn ku si nekk da ngay yëg benn équipe bi waaw moom laay wax kenn ku si nekk da ngay yëg ne am na benn bëgg xar boo xam ne Sidi Ndaw bu nga xam ne moom moo investir xaalisam sax amu ko
kenn ku si nekk moo lay gën a bëgg xar bi su fi benn xar feebaroon ku nekk dina xuloog sa morom ba muy wéree. macha allah voilà si jiital Saliou Ndaw Mor Ngom ak ñaari boy yële Ablaye ak Fadel ak ñoom Maki Modou Mbaye ñoom ñëpp si bergerie bi kon di leen remercier di leen wax ni rek Ndawe Frère ngi nii nga joxe rek adresse bi ndax kuy seetaan bëgg ñëw visiter Ndawe Frère fan lay jaar ba yegg si. waaw mu ngi nekk Hann Maristes ci Mbandi yi juste langue ak école japonaise ci côté Mbandu Yaraax yi mu ngi nekk foofu noonu. waaw boo wootee. numéro xale yi waaw ci numéro téléphone yi 77 397 98 98 soo ci wootee pratiquement di nga ñëw ba yegg si fii incha allah. gars yi yéen a ko déggandoo ñu nekkoon fii bergerie Ndawe Frère en route vers Fila ñu pare ne ko catégorie féminine adulte yi yal nañu si yàlla yóbbu ak jàmm Modou Mbaye tëjal su ko defee ñu tàggatoo ba beneen yoon. waaw xam nga tey li nga waxtaan fii tey ak Papito Diagne Modou yow aussi sa rôle sa liggéey yaa ngi koy def mais Papito ku ko dégg mu wax xam ne ku maîtriser li muy def la man pour man dama naan c'est un jeune ambitieux Sidi Ndaw booy xool bu baax moom dafa bëgg a porter lu ñaan ambition élevage laadum ndax loolu mooy yéeneem sànq am na loo Papito wax ci biir ci wàllu par rapport ak xar yi ak rôle bi mu ci bëgg a jouer dans le futur c'est extrêmement important loolu booy xool tey déggoo ma naan la moom duggam ci élevage laadum ak dundam gi amal na éleveurs yi njariñ ci fànn yu bari xam nga ci dara feetu GLC et cetera gis nañu sag daf ñoo sagal ndax sag dafa am solo gis nga àddina nit njariñ lañ koy doyee ku amul njëriñ kenn soxlawu la te booy xool fii tey manager u bergerie Ndaw et Frère bi di Papito tey lim la tegal lu leer naññ la da lay wan ne bergerie bii am nañu feuille de route li ñuy liggéey xam nañ ko te am nañu ay ambition ndax nag nit man li ma lay nawee mooy sa ambition ku amul ambition amoo feuille de route da ngay liggéey di taar te su yaakaar nga est-ce que yaakaar nga Modou Mbaye Ndawe Frère juddulu ay maalu 30 millions si recrutement yi. non man xam nga man samp naa ay bergerie lu ne juddu na fa mais damay faral di wax ne potentiel bi ma gis fii surtout ci wàllu maal c'est l'une des meilleures bergeries pour le moment du Sénégal par rapport ak potentiel bi croisement yi nag y a pas droit à l'erreur fii si on croise très bien waxuma la maalu 30 millions mais ay maalu 50 millions moo fiy génn par rapport ak gabarit femelles yi tëng yi ak marloucha potentiel yi ma gis si moom ak nouveau recrue bi ndax nouveau recrue bi li am solo ci moom mooy dafa tuppi teraanga te formaan booy xool damm bopp formaan bala yor ci catu bopp bi donc xar bu am gène la am na potentiel donc fii daal mën nañ fi yaakaar lu ne ndax karamoxo mane na lu ne xar bu fi taxaw gis nañu li muy développé ci wet ak hauteur dafa jafe mu daje ci xar ba pare xar bi am doole taxaw mën koo dékku ak a jafe Diagne mais kon Ndawe Frère ak Fila bi Modou Mbaye rendez-vous bi c'est rendez-vous de l'élite et des champions xam nañ ne Ndawe Frère actuellement dafa doon bergerie boo xam ne dafa émerger la tête est sortie de l'eau li ci des mooy régner teg ligne de conduite bu wóor donc foire bi xam nañu bu ñu yëgsee nañ fa teg lu wóor ndax yow tey potentiel lu tëngu ku fiy taxaw Ndawe Frère moo la ko ëpp te c'est très important loolu. gaa yéen a ko déggandoo di ñaan yàlla rek yàlla yóbbu ñu seeg jàmm waaw jëlal ma boy tuuti nga xamante ni ñoom tamit ñu ngi sonn si bergerie bi macha allah ay jeunes la yoo xamante ni bëgg xar Fadel ak Ablaye je crois macha allah et puis dañoo am BFM d'office je crois. vraiment bëgg xar teewul nii tamit jàng nañ ba am seen BFM d'office macha allah gars yi yéen a ko gisandoo merci beaucoup waa bergerie bi ñu ngi ziare ñëpp di kontaan si ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf.